salaamaaleykum waa Sénégal man Fatou Gueye maa leen di nuyu di ñaan ñu ànd xeex feebar bi ñu naan corona nag wër na àdduna faagaagal na àdduna bépp jot nañu ci ñu ñaan yàlla na ko yàlla saafara waaye nag yàlla bay sa tool nañu wàññi ndaje yi nañu wàññi saafonte bi nañu wàññi nuyoo tey sangu ba set di raxasu ba set di togg lu set di nefu set téye njaboot yi xale yi ndaw yi ñu bañ a dem di dikk ñu nit ñu toog bañ a dem di dikk bu ñu ko defee yàlla mën ñu cee musal ci kàttanam ak mbaaxam ndax sama maam nee na fàggu moo gën faju ñu ko président waxe nañ ko defee noonu ku nekk na nga toog fa nga toog tey ñaan sëriñ si nanu ñaan mag ñi nanu ñaan yàlla na ko yàlla tegg ci àdduna bépp ku nekk dellu ci sagoom fàggu moo gën faju nañu xeex corona. asalaamaaleykum Sénégal waaw loolu moom mën naa ko ci yéen quoi voilà te tey rek la bu subaa moom lii sax du ma ko nangu parce que contact sax moo ngi ci quoi doy na sëkk waaw mbaa yéen a ngi ci jàmm waaw dellusiwaat dañ di leen jox rek résultat yi ñu daan def ni ñu koy defee bis bu nekk yi nga xam ne si mooy yu démb ya le 24 mars 2020 li nga xam ne moo xew ci Italie tey moom en ligne générale laa leen koy jox du ma dugg ci yenn détail parce que joxe wuñu détails yi tey waaw dañ joxe rek yi nga xam ne mooy li am essentiel bi quoi voilà mu dama leen doon jox ay Bergamo kër affaire yooyu tey moom loolu du ci nekk parce que jox ñu ma ko voilà liñ ma jox daal mooy total ñi nga xam ne am nañ feebar bi ñi ci wér ak ñi nga xam ne gaañu nañ ci voilà mu ngi noonu tey ak ñi nekk en thérapie intensive ñeent yooyu asafula ñooy yi nga xam ne si mooy essentiel bi waaw bu ñu paree daañ leen jox bu Sénégal bi bu démb bi tamit li fa xew dañuy dégg ministère bi ñu wax ko comme ni ñu leen ko defale woon démb won leen ay quelques vidéos am na reportage bu baara def tey jii ci suba fële ci boulangerie parce que am na directive yu ñu leen jox ñoom tamit nekkoon na dem mu vérifier ndax gars yi ñu ngi koy respecté wala déet quoi voilà am na vidéo boo xam ne réalisé na ko dinaa leen ko won après ngeen gisal seen bopp ngeen déggal seen bopp pour tëj am naa dinaa leen jox benn vidéo aussi boo xam ne si benn taalibe murid moo ko def waaw muy naqaram la génn di ko wone voilà donc ñun moom dëgg neexul waaw dëgg moom neexul kooko duut rek moom dana metti voilà mais nag loo leen gis tey daal man seen ay commentaires yéen yi xam leen quoi voilà yéen a mu gën a xam waaw lu ma leen tegal rek mu gëm la xool ko analyser ko muy dëgg nag du chaque fois lay neex waaw te nit ki moom waroo jub dëgg di ko romb ndax wut lu neex nit yi voilà ku def lu neex ñépp nag yàlla sàkku ko voilà donc ñi ngi départ rek ci li nga xam ne mooy total bi le 24 mars fii ci Italie cas yi dem na ba 69 176 waaw ngeen xool yokku na ci diggante 23 ak 24 3612 personnes en plus bien que daawoon nañ am lu ëpp loolu par jour donc ñoom chiffre bi rëy na mais considéré nañ ko comme diminution am na ci quoi voilà mais loolu am na ci comptage ci 24 heures da ngeen jàpp li ma leen di wax voilà ñi nga xam ne wér nañ ci ñoom tamit yokku nañ dem nañ ba 8326 donc diggante 23 ak 24 894 personnes wér nañ complètement ba dem seen kër donc résultat bu baax na mort yi nag moom résultat bi dafa négatif dem waaw parce que ñoo ngi ci 6820 mort diggante 23 ak 24 rek 743 bakkan faatu nañ démb voilà xam ngeen ne du lu ndaw 743 diggante 23 ak 24 yow mooy xool nekk Sénégal yow mooy xool nekk ci réseaux sociaux yi di yuuxu ndax policiers yi gendarme yi militaires yi ñiñ jël caw leen xoolal rek rappelé wu résultat bi benn 24 heures 743 bakkan yu faatu kooku war na la am lum la jàngal waaw ba bu ngeen gisee yenn décision yi ngeen bàyyi seen yuuxu yi ci réseaux sociaux yi waaw lu ne ngeen wax ko waaw ay droits de l'homme toutes ces choses tax dekk ay africain xam africain amul masla xamul masla
africain xamul ku koy bindal contravention africain xamul lu mu xam ku koy bàcc bërki démb rek def naa wax naa leen fi bu leen yóbbu ci niveau bu ñuy jëlee yat di leen ko dóor pour sa wér-gi-yaram waaw sa wér-gi-yaram mbokk yow miy yuuxu di attaquer l'état di attaquer corps de police bi lu ne nga wax ko waaw lu ne dégg nañ ko fii gaa yoo xam ne ñu ngi Europe ñu nekk Sénégal ñoom fi ñu nekk ñu ngi observer loi yi li leen gouvernant yi wax comme man mi ne fii ña ne France ak Amérique fu nekk ngeen leen dégg ñu yuuxu ci réseaux sociaux yi ñu ngi respecter par force li nga xam ne moom lañ leen teg ci réew yi ñuy yuuxoo waaye sénégalais ba ñoom ñu ngi ko ña ngay naafeq ak état ba di ko jaxaseeg moom li ñu leen def du yoon te xam nañ ne sénégalais yooyu dégguñu information yi nga xam ñoom moom lañ dégg ci Europe ci diaspora bi ñu nekk topp luwaaya bu ko sénégalais defoon comme ni ñu koy defee yéen ñi yuuxu yépp fa ngeen nekk na ngeen koy defee parce que ku ci yuuxu ma nga biir këram na dem ci mbedd ma yuuxu fa nga xool waaw contravention ba dana ko fay selon ban sortie la def de 2 mois à 5 ans de prison dana ko tëdd muy réew moo mën a nekk li ma la wax bu amul ne mat amul Italie gi moo fi am moo am France moo am Espagne moo am Allemagne moo am US réew yépp léegi daanaka option boobu lañ jël te lan moo tax sax ñu may leen contravention ñu koy def xam nga lu leen may lool parce que man mii bu ma génnoon tey génn boo xam du bu fulla du bu fayda aw ma benn autorisation su ma génnee damay liggéey te maa ngi feuille bi waaw boo xam ne man bu ñu arrêté sama pièce d'identité laa leen jox ak kayit boobu ñu xam ne man mii catégorie bii may liggéeyee autorisé nañ leen ñu liggéey ñu jël module bi ñoo koy remplir ne ma am demal liggéey su ma génnee ñu laaj ma foo jëm non dama doon doxantu ji wala génn wax jox benn motif bu amul bu dee motif bu woyof la nii mën nañ ma bindal 208 euros 208 euros yooyu du je m'en fous sama salaire sama compte banque lay ñëw waaw wa ilaa am naa permis de séjour boo xam ne war naa ko renouveler pour ñu yor séjour yi nga defe ne bu ma nee du ma fay 200 euros yooyu 208 euros yooyu du feeñ ëllëg déedéet mënuma leen rëcc maa ngi ci territoire bi su ma amee sama compte daañu ne ko roccet te du ma ci mën dara bu salaire bu duggee su dee liggéeyuma bañ sama am compte banque sama séjour boobu bis dana ñëw ma dem police naan dama koy renouveler bu boobaa ay minutes lañ ciy def waroon nga fay 208 euros la nga génne woon bis sàngam heure sàngam dem loola 2 mois de prison la da nga ko tëdd foofu yàgg sa séjour la ñuy boole yóbbu kaso boo waree tëdd 3 ans ndax bu ma génnoon tey lu ma mën a tëddal pour wax leen peine yi lan mooy tax mu yokk ba ñu mën ci tëdd kaso mooy man tey ji ma génnoon mën na am yor naa feebar bi ñu arrêté mu fii léegi ma wax fan laa jëm kër ga ma jëm bu ma fa demoon ëllëg coronavirus ñu dégg ko fu mu am fa ñu xam ne man dem naa fa dem naa nekk naa en contact ak ñoom donc man maa jël feebar bi dem yóbbu ko ci kër googu voilà bu ñu defee seen ay enquêtes daañ ko xam ndax loo leen wax dañuy dem vérifier ko duñ jël rek jël kayit di teg fee nit wax na ay waxam bon ok dañu ngi bàtte non du demee noonu dañuy dem vérifier ko bu fa kenn dee ca ñooña ca coronavirus boobu man am naa problème délit la voilà mel na maa rey nit ki parce que bu ma toogoon sama kër du ma dem ba wàll ko feebar boobu ba mu ci ñàkk bakkanam kooku Europe noonu la ñuy doxee diaspora bi noonu lay doxee waaw grade bi lu mu gën a bari bu fa ñetti nit dee ñetti peine la dem na ba peine maximum bi c'est 12 ans de prison ci génn dem di doxi loo xam du fulla du fayda loo xam ne ñu ngi lay wax si wér-gu-yaram la di sàmm wér-gu-yaramu jàmbur nee nañ leen nit ki booy xaru demal nga rey sa bopp mais amoo benn droit du droit de l'homme du droit humain benn bu taxaw bu la may autorisation nga yor dem di mettre en danger la vie des autres sa dund yaa ko moom bu la neexee nga dem jël sa buum ni ma la ko wax ca àll ba nga pendre sa bopp kooku yaa xam mais damay def lu ma neex génn dajeeg man wàllu ma feebar bi ma dem wàllu ko sama njaboot ñoom ñépp ba nit dee ca kooku yoral nga ma àq fii nag dañ la mayul di calculer ay àq ak ay yowmal xiyaam suba gannaaw suba ci àdduna lay mbugale wan la ko ñii yuuxu
ne ci àll bi doo ci dégg kenn ko yuuxu nekk Sénégal ñi leen woon image yooyu ci seen balcon lañ taxaw di ko filmer lu tax demuñu ci mbedd ma comme noonu ñoom ñoo ngi seen kër di filmer la xew kenn ne ca mbedd ma moom moo tooñ te kenn ci yéen du ne ma yéen ñi saaga tey lu ne ngeen koy wax essayé ngeen sax informé dégg luñu leen télévision yi wax nañ rajo yi wax nañ président wax na ministre yi wax nañ influenceurs yi wax nañ musiciens yi wax nañ bu théâtre kat yi artistes yi bu nekk ku ne wax na nga mën a Sénégal am na ci kër bu nekk koo xam ne toog na noppam bi toq déggu ci réseaux sociaux yi wala ci télé wala ci rajo ñu avertir ko ñu dégg loolu lépp ne ko tegg fële ne man damay doxi samay soxla je m'en fous dem génn di propager feebar bi kooku dañ la war a woo naan dañuy négocier ak yow non sëñ bi bul génn xam nga waxoon nañ ko ci télé yi waxoon nañ ko ci rajo yi sénégalais déggul loolu xamul loolu africain ci boppam laay wax parce que du Sénégal rek da ngeen a naafeq rek waaye bu ngeen demee yeneen réew Afrique ñi ngi leen di woon vidéo yi waxu leen ci waaye ñi nga xam ne si bëgg nañ polémique parce que ñoom rek moo leen mën a may ñu wax amuñu luñ mën a wax lu dul polémique saagay ndey wax lu ñaaw buñ attaqué wul côté bii ña ngay attaqué côté bee waaw jusqu'à présent li ngeen fi déggoon opposition bi ñii far nañ Sonko ñii far ak IDEC ñii far ak Gakook ñii far ak Macky kenn ku ci nekk ña ngay dóorante ay xeer démb gis ngeen lu naaj li am Sénégal loo xam ne kenn mënu ko woon prévoir jusqu'à 1 mois ci gannaaw ku la waxoon ne li xew Sénégal démb dana am kenn ci yéen du ci woon teg benn fistine doo ko ci woon teg bu doon loterie parce que da ngay perte nga yaakaaroon yàlla def ko waaw kenn ku ne fa nga far di saagante waa Sonko yi di saaga waa Idi saaga waa Sonko waa Macky saaga waa Idi saaga Macky yooyu yëpp yàlla mi dara teewul def ñu boole leen ba kenn ku ci ne ci yéen ñii naafeq yi ne fii di yuuxu tey yàlla def ñu daje waaw bañ daje ak président bañ doon xeexal ba élection ñëwee ba yar ak yàlla jox ko na sàcc élection yaag li ngeen di wax yooyu ngeen doon polémiser yooyu yëpp nangul nañ leen ko waaye ña nga xam ñooy leader yi ngeen topp kenn ku ci taal otoom dem ba palais ba wuy ji ko toog ak moom waaw wax ak moom jox ko sa ay propos génn wax ak presse bi wax ak àdduna mënuñu leen jox détails yi ñuy wax ak président yooyu ay confidence la yoo xam mu leen ko xam mais gis ngeen ca kenn ku génn te waxul wax bu naaj ànduma ak Sonko mais dama apprécier li Sonko def démb Sonko dama ko naw Idrissa Seck naw Gakou naw Youssou Ndour naw ñépp ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi kenn ku ci nekk ñëw taxaw wax ak nit ñi wax ak ay militants ne leen président mesure yi mu jël du début jusqu'à la fin ànd naa ci à 100%. kooku am na ñum dérangé am na ñoo xam ñi ngi taxaw Sonko warul woon dem bu demee am na luñ ko mën a yàqal wala kenn Idi fee warul woon dem bu demee mën na ko yàqal mais ñooñu c'est des politiciens xam nañ lu jaadu xam nañ luy seen rôle xam nañ luy seen droit te noonu ñu ko defee réew mu nekk àdduna réew muy dox noonu nga war a doxale waaw Sénégal démb jàngal na Afrique leçon de démocratie voilà loo xam ne yéen moom ngeen di yuuxu te xamu leen sax lu mu signifié parce que la ngeen di def ak démocratie ça fait 2 moom ngeen di woote waaye bis bu ñu ko defee nga gis ku ñëw taqal waaw gaa yooyu ñu bàccal Sonko xam na ko Idi xam na ko Gakou xam na ko ñoom ña fa newoon ñépp xam nañ ko te ñoom ñépp di ay sénégalais juddoo Sénégal yaroo fa màgge fa xam sénégalais nan lañ koy traité sénégalais lan la xam yat la xam xamul masla kooku bu leen yaakaar ne Macky Sall daf leen ko nëbb daf ko wax ak ñoom xam nañ ne lii rek moo ko mën a faj te kenn ci ñoom ñooñu ku fa toogoon tey jii à la place de Macky Sall même mesure yi ngay jël waaw gannaaw seen marche yu tekkiwul dara yi ngeen di génn yoo xam ne moom ay bakkan du ci ne gannaaw yéen ña fa dem di risquer kese amuleen kenn ku nga koy wàll parce que marche moom bu fa 300 personnes ne woon 300 personnes yooyu ñoom ñooy risqué ku ca dóor liif wala ku ci sa tànk damm ku ca daw ba faxaj yaa xam amul koo koy wàll waaye bu dee dañ loo xam ne la vie des autres des familles sa famille yow miy yuuxu sama famille ñeneen ñi ñoom ñépp gars yi di cambal
fu ñu génn mën nañ leen ko wàll ëllëg yéen ñi ne ci diaspora bi ku ci tëdd sa famille yow la ñuy woona la diw tëdd na yaay jënd ordonnance yaay joxe dépense lépp la ca war ku ca yàlla jël ñu woo la ngay mer buñ envoyé hôpital yi ba amatul comme fii ba ñuy jël ay malade en Italie di leen yóbbu Allemagne pour ñu dimbali leen ci thérapie yooyu ñuy def lan ngeen di wax gis ngeen xaalis bi ay pétrole yi ay 6 000 milliards yu sàcc yoo xam ne amu leen ci preuve génnewu leen preuve ña ko accusé génnewuñ ci preuve ñu ñëw ba tey ñu bëgg a génnee tax bagage yooyu ëllëg bu Macky Sall seetaane ba Sénégal yépp tëdd ñu leen dugal ci ay tend duñ am fuñ faje nit ñi yéen ay taxawaat ci réseaux sociaux yi di saaga lan ngeen bëgg ma gaay tam leer na Sénégal 48 heures laa la may bàccal nañ leen dem negal tey wala suba bu ñi gën a ku si néew bu ñu leen bàccale 48 heures 72 heures doo gisati kuy cambal ci mbedd kooku moo lay wax ne ñii xamuñ kuy masla yàq lañ xam te da ngeen a naafeq waaye xam ngeen ko xam ngeen ne dialogue du solution ci peuple sénégalais bi non xam ngeen ko da ngeen a naq da ngeen a naafeq rek waaw mais xanaa loolu naafeq sa leader bi nga gëm ne espèce u patriote nga yow bu demee ba nangu li nga xam ne état ba wax nañ ko te génnul kaas loolu xam nga ne kooku xam na ne lii rek moo mën a mooy garab gi te bu waxee safaan ba naa fekk la parce que bu fa toogoon noonu lay def pour comme ñu mën ko dégg tey ji quartier yu bare cambal ji dañ na de parce que gis nañ loolu dañ ko def pour nga gis Sénégal xam nga lu mu xam génn kii dóor na bàcc nañ kii waaw bu ma génnee daañu ma bàcc donc danaa toog loolu lañ xam te li ma leen wax 72 heures laa la may wax ma da ngeen gisatu ku ñuy dóor ci mbedd du am benn jour la ñaar jeex na sénégalais bi loolu la xam waaw ku ne yaa xam sa golo noo koy yaree waaw ku ne ca àll ba naan la sa golo non c'est pas normal golo gi da nga ko war a teg fii dugg na fee gën da ngay négocier ak moom da ngay lii amu ci avertir nañ la avertir ji le ministre de l'intérieur génn wax ko ci wolof wax ko ci français ñi taxaw fii yuuxu non dafa war a avertir yi avertir nañ leen ñoom ñoo bëggul dégg information ne yow bu leen avertir yow muy yuuxu sax avertir nga leen parce que jéem nga leen sensibiliser ci côté bu nekk mais ñoom ñu won la faale wuñ la yow faale wuñ lu gouvernement bi wax faale wuñu télé ak rajo yi lu ñuy wax kooku nag lan moo ci solution da ngay dem bindal ko 50 000 koo dajal 50 000 yooyu du ko fay c'est zéro bu ëllëgee mu dem doxaat soxlaam tant daf may bindal aw ma lu ma ko fay du ma ko fay looy def dama leen di jàpp 2 millions 3 millions de Sénégalais yu cambal yi dox yu dul fulla du fayda yóbbu leen ci kaso yi dañu war a actuellement ak feebar bi je pense que même le gouvernement Macky Sall dina ko def ñi nga xam ne ay ginaar lañ sàcc ak ñoo xam ne ay xuloo lañ fa yóbboo yu ñàkk fayda yooyu ñu tëj leen ci kaso ñooñu daañu leen libéré te seulement ñi nga xam ne ay criminel lañ yoo xam bu ñu génnee ñoom ñoo gën a raw danger comme coronavirus ci réew ma voilà nettoyer leen dëkk ba mu set xam nga est-ce que dañ mën a jël 2 millions de personnes yooyu amuñu 50 000 ñu fayee nga jël leen yóbbu nee naa la man fii bu ma génnoon ñu def ma 200 euros 208 euros yooyu sama compte la ñuy dem jëli ko bu ma ko fayul tàng bi sinon tôt ou tard sama séjour bu jeexee bala ñu koy renouveler damay fay li ma yorul état bi ba pare sinon date lañ may jox date ba bu amul séjour bi amatuma ko clandestin lay nekk est-ce que loolu génn jar na ko est-ce que loolu mën nga ko appliquer Sénégal koo ci bindal 50 000 fu mu koy jëlee ko amul 1500 2000 yu mu lekk nga dem bindal ko contravention bu 50 000 te génnoon di seeti copain wala seeti gelam affaire yu ñàkk fayda yooyu ne je m'en fous quoi kooku nga dem ba jarul ñu bàccal ko ngeen ñëw naan da ngeen di défendre ñooñu quoi di yuuxu ku wax lii ngeen bëgg a dal ci kawam ngeen teg ko fan ay naafeq ngeen bu ngeen ñemee gëree ngeen wàcc leen Sénégal ngeen dem dox ci mbedd mi doo ngeen ko def benn jour ñetteel ba da ngeen tëju seen gàlle par force parce que du leen dem rey nit ñi rey jaambur rey seen bopp rey mbokki jaambur waaw numéro yi ma leen wax waaw 69 176 personnes lii lan moo ko indi mooy cambal yi te ñii sax am nañ ordre bu ndaw ñii ku leen bindal contravention ñu fay ko xam nga daañ xam nuñ koy récupérer wala ñu tëj la ci kaso bii gannaaw ñii ñoo am problème bi ñu désordre bi nekk indiscipline bi nekk Sénégal ngeen ñëw da ngeen défendre ñii un taximan ñu ne ko ñaari nit nga yàpp mu ñëw jàpp juróomi nitam ba léeg-léeg mu def ci 6 personnes
te ministre bi wax ko carte grise bi lii la nam car bi nii lay war a jël numéro bi taxi bi lii heure bii ngeen di daw ba heure bii bu leen génn dëkk bi confiné nga ñëw ne damay bëtt parce que ñii dama am client yi Ndar laa jóge dama leen di yóbbu Louga quoi dañ ne la mënoo génn Ndar mais kooku boo génne yow nga ne déggoo ko woon wala yaa ko dégg tay ko bëgg xaalis kooku gis nga arrêté car bi oto bi ba mu wàcc bàcc la ba nit ñi gis ko fourrière maamu oto bi la nga doon wuti doo ko am te ëllëg bu ñu la ubbiloon buntu Ndar doo fa jaar waaw sénégalais yi gis nga homme de tenue police sax bu ñu koy am na ñoo xam ne defuñu dara mais bu ñu rombee police duñ jaar ci bunt bi dañuy wëri ci ginnaaw parce que xam nañ ne yabuñu leen waaw xam nañ li leen di xaar te saa yu ko defee résultat bi dana génn 72 heures laa la may doo gisati policier di dóor kenn parce que ñoom kese ñooy ne ca mbedd ba kii maa la ko wax da ngeen xam yéen ñi doon yuuxu seen yuuxu yi bu leen yaakaar ne moo ko dindi de ku ci génn dañ lay bàcc faalewuñ leen yëguñu leen dégguñu leen ñoom xam nañ lu ñuy yare seeni golo laa la wax seen mbokk yi ngeen war a wax nañ duju seen kër yi comme yéen ñii ni ngeen dujoo waaye ñu dij la ci kër nga duju foo pare daan kee am na droit def lu ko neex dañ war a maslaa ak moom yéen ay naafeq waaye bàyyi leen seen yi tey wax nit ñi dëgg waaw di leen wax nit ñi raay dëgg waaw kum ci neexul bu ma seetaan je m'en fous ci sa ay vues bu ma seetaan bu ma partagé bu dee bëggoo dégg-dëgg demal nga déglu ñee di saaga ak ñee di yuuxu voilà ba xam lan lañ lay fajal yow ku ne ci Sénégal génnal à partir de 18 heures demal ne je m'en fous dégguma way dañ war a toog ndayam di leen waaye yow nekk naan dañ leen di informer 24 heures sur 24 muy dugg seen nopp bi di génn fa la ngay def lo neex ñu ko ne di la wax ki déggul tey du mës a dégg ba suba gannaaw suba déedéet xam nga lu mu xam cap suba heure bi pile bu ñu nee 6 heures la 5 heures et demi këram la koy fay barke Rasuul laay maa leen wax lii waaw kon di leen wax dëgg bu leen laan ànd ak ñoom ci juum googu ndax juum googu yow mi koy yuuxul ma ngay sonal sa famille mën na génn dajeeg sa yaay sa mag sa rak wàll ko mu ñëw wàll ko seen waa kër kooku loru la te lam doon doxi du fula du fayda boo ko xoolee lu tax ngeen di ànd ak nit ñi ci juum te gii réfléchiraat leen xalaat leen ci li ngeen di wax police bee gënalu leen ñuy jël di dóor nit gënalu leen militaire yee gënalu leen état bee gënalu leen mais xam nañ ni nii rek lañ mën a def gars yi tegu ci yoon normal voilà xalaat leen ci yéen ñi ci yuuxu noonu gannaaw amatu leen Sonko bu ngeen di jaxaseeg Macky Sall Idi bu ngeen di jaxaseeg Macky Sall rus noo lañ leen dem bu daje ñu def lu nice loo xam ne réew bu am démocratie réew bu sérieux noonu lay def dégg naa ci ñoo xam ne non Macky Sall dafa leen waroon woo ñu décidé ndoo am muy doog a génn wax non du doxe noonu doxewul ci réew yi ngeen nekk warul doxe noonu Sénégal Macky Sall mooy gouverner Sénégal c'est le président de la République ak gouvernement am la yor dañuy jël ñu bind teg appliqué comme fii di ñuy def fii chaque 3 jours 4 jours tey jii rek changé waat dañ décret boo xam barki démb lañ ko bind syndicaliste ñëw d'accorduñ ci ñun ñii di liggéeyee fi may liggéeyee ñoom dañ décidé woon booleen ci catégorie boobu xam nga ba tey xamuma ndax ci laa bokk ba tey ndax pièce am na yi ñuy defar pièces yoo xam ne day war a dem ci masque yi ñuy sol donc ñoom dañuy calculer ñun bu ñu demee bu ñu tëjee pièce boobu duñ ko mën a am ci masque yi ñu war a defar donc ñun dañuy boole ci catégorie boobu am ñoo xam dañuy defar ay tracteur ñii di defar ay armes syndicalistes yi génne leen bi actuellement on n'a pas besoin d'armes ay tracteur lan lañ koy doye donc ñii ngeen jóob obligé ñu dem di fabriquer ay tracteur dañu war a toog seen kër gouvernement bi xamaloon ci 24 heures ñëw changé waat ko opposition bi wax la même chose ñu ñëw changé ko par force loolu la noonu la war a doxee mais nekkul ne Macky Sall dafa war a woo ñoom Sonko ak ñoom idée ñoom ñëpp ñëw leen toog ñooñu bokkuñu ci gouvernement mooy bind ay règles opposition bi ñëw ne ko xoolal point bii kat monsieur le président il faut ñu changer ko parce que lii ak lii la président bi analyse ko ay spécialiste am ñu changer décret boobu génnewaat beneen bu bees noonu lay doxee sinon bu doon gouvernement ba ca lañ bokk tey jii ñoom ñooñu fa toog man sax pour un moment j'ai rêvé ñooñu fa demoon démb ñëpp tey bu affaire yi jeexee ñu former un gouvernement boo xam ne ñooñu ñëpp ñooy nekk ay ministre ak Macky Sall ñu jox leen Sénégal pendant 4 ans yu fa des waaw Sonko ministre compétence ba mu am
Idi ministre compétence bu mu am Gakou ak ñeneen ñi fa nekk ñépp ñu toog gouverner comme ni ñu amee accord démb ñu am accord boo xam ne parce que sur le plan économique affaire dina metti ak plan yu bare ñoom ñu gouverner ensemble bu boobaa yéen ñiy yuuxu da ngeen ne muut ne kenn ku ci nekk ka nga àndal ma ngi ci gouvernement ba daañ defar Sénégal gi ngeen bëgg ñu defar ko lu ñu fa bëgg a changer ce sera l'occasion Sonko ñëw ak ay solution Idi ñëw ak solution Macky ak ay solution Gakou ay solution X ay solution ñoom ñëpp ci gouvernement bi kooku man rêvé naa ko un peu xam naa ne rey gileem jaaxal ko yomb na yàlla mais gisaguma ko waaw mais bu ma sañoon lu mel noonu dina am parce que dañu sonn man démb li tax ma bëgg polémique yi laa sonn di déglu ay polémique quoi entre Sonko et Idi et Macky et Khalifa tout ce que tu veux ah mais dem nga gis ñoom ñëpp Khalifa Sall ñoom ñëpp ñu parole benn ak la Macky Sall wax kii moo ñii ñooy patriotes waaye yéen du ngeen ay patriotes yéen ay yuuxkat ngeen ay perroquet ngeen rien de plus waaw bu leen toppee yéen ay taal Sénégal du ñoom ñee boo amee sa leader da ngay am confiance ci moom sa leader bu demee jël yenn décision yi warul génn nga naan non c'est pas normal waru fa woon dem warul woon wax warul def loolu parce que yow boo sañoon fee lay nekk di kaas di la waxal ay affaire ngeen ne fii di yuuxu di saaga ñun di si zéro bu dee Sénégal ngeen bëgg lu baax ci Sénégal bu amee da ngeen ko war a toog rafetlu yéen ñëpp ñoom nañ ànd ak Macky Sall du neex leen de kenn ku ci ne am nga sa parti politique am nga sa philosophie politique mais trouvé woon que ne ñun ñii ñëpp wan nañ leen ne ñun ñii ñëpp daje tey ku fi toogoon lii Macky Sall def ngay def donc mënuñu woon a dindi dara ci loolu donc du yéen ñii yéenay toog ak seen i yuuxu ak seen saaga di wax ay décision du ngeen fa changer tous ne dara surtout na ngeen ne ci àll bi di wax ñee nañ dem def lu leen neex ak ku leen bàcc nga ñëw naan lu tax ñu leen dëw rek ay violence ak ñu kenn xam amu ci ñoom ñoo violé seen bopp ba pare buñ toppoon yoonu kenn du leen dóor yéen ñi ku ci wax na wàcc maamam ci mbedd mi mu génn di yuuxu ci mbedd ma di fa def live sax dootoo ko defati de kon nag loo dul def bu ko digal sa morom voilà loolu moom laa leen bëggoon wax jeex na li ma leen fàtte wax fee mooy thérapie intensive bi ñi fi toll ci Italie 3393 la démb ci le 24 bi voilà boobu mooy bu mujj ba léegi ma tagal leen bi nga xam ne si jot na résultat examen yi nga xam ne génn na ci laboratoire bi ci résultat yooyu 59 tests la ñu def juróom-ñaar ñoo ci positif ci biir juróom-ñaar yooyu ñetti cas importé lañ ci am maanaam mooy ñi nga xam ne dañu dugg ci biir réew mi ñu am ñeenti cas contact yoo xam ne suñu équipe yi ñu ngi leen doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor seen wér-gu-yaram mu ngi jëm kanam ci bésu tey 86 cas déclaré nañ leen positif ci 86 cas yooyu 8 juróom-ñett wër nañu ba ñibbi seen kër mu des 78 yoo xam ne ñu ngi encore sous traitement ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi mu nekkoon voilà loolu mooy li nga xam ne démb xew na ci Sénégal résultat yi tamit daañ def tout pour jéem nañ ko jox pour ñi nga xam ne si peut-être dégguñu ko woon wala xamuñu ko woon voilà am na benn cas bu ñu ma signalé fii ci Torino bon dafa fekkoon boobu yeewooguma bi ñu ma koy jox ñu yónnee message bi sénégalais boo xam ne si ma ngay sëqat am na problème yenn yi daal problème de respiration ak lépp ay mbokkam wax nañ ma ko nee nañ woo nañ numéro yi nga xam ne ñoo nekk fii mais xam nga numéro yi niñ dem italien yi ñi ngi leen di jël di yóbbu à l'extérieur xam nga ne ñoom tamit ju ci ëpp sa doomu réew ngay defal privilège italien yi sax ñu ci bare ña ngay faatu ci kër ya ndax dañuy woote numéro ba taay duñu leen mën a jëli voilà donc ñu ne ma am na cas boobu te ñoom liñ yaakaaral corona la parce que symptômes yi wax yépp moo ngi ci seen mbokk moom suñ mbokk sénégalais boobu man li ma leen mën a tontu mooy bu fekkee autorité yi nekk fii laa wax ñi ngi may dégg nañ yéen ñooñu na ngeen contacter ambassade bu Sénégal ngeen wax ko ambassadeur bi wala consul général bu Milan bi ngeen wax ko Roqee Ba ñoom daañ essayer contacter ñi nga xam ne si ñooy autorité italienne yi ñoom ñoo ci gën a gaaw ñoom ñu jéem a seet mbokk moomu nan lañ ko mën a jëlee mën ko yóbbu hôpital parce que ne ñu ngi woote numéro yu ne ñu jox leen numéro comme cas bi ma leen signalé démb Sénégal di espérer que di yaakaar gouvernement Sénégal def ci ministre de la santé ñuy accélérer li nga xam ne mooy secours yi parce que bu yeexee gis ngeen la cay topp quoi voilà
donc ñoom nañ ko signaler ñi nga xam ñooy autorités yi toogal Sénégal fii ñoom daañ ci def dox ay jéego wax ak ñi bañ dem jëli suñu mbokk moomu ñu xool ko wala déet parce que ñii nee nañ dañ ne ko daal demal xawma lan pharmacie nga jënd ay garab qu'est-ce que ça veut dire nit ki mu ngi sëqat am symptômes yi nga xam si yëpp moom la parce que c'est un africain nga bu ko sàggane noonu mais du question sax je pense de sàgg parce que la même chose la ñuy def ci italien yaa nañ waxante dëgg am na italien yoo xam dañuy toog di xaar ba noonu lañ ci yeme quoi voilà mu ngi noonu donc nañ def loolu xool ba xam ndax yàlla dina ci def jàmm j'espère que mu jóg j'espère que mu bañ a nekk loolu mais ñoom niñ ko waxee daal kooku dafa am coronavirus voilà nañ ñi toogal fii réew état Sénégal nañ ci jéem a yëngatu pour jàppale suñ mbokk moomu bañ xool ay mbiram voilà loolu laa leen mënal bu ma leen wuyu woon téléphone tam loolu laa leen tontu man moom aw ma benn pouvoir décisionnel ci dara mënuma lu toog fii di signaler ay bagages buñ déggee buñ dimbalee ça me fait plaisir dama leen di jotali seen kàddu rek quoi voilà mi ko loolu nag bu ñu ci jógee ñu ñëw xam nga ci GT bi wax nañ tëj nañ boutique yi ki xam ñooy jaay pain bi boulangerie yi am na ay règles yu ñu leen jox baara wax naa ko mu dem ci suba ci benn boulangerie def naa Sacré-Cœur la nekk dina leen ko wax moom documenté na li nga xam ne moo fay xew nan la ñuy liggéeyee ndax ñi ngi observer règles yi si ou non je pense que ne ci vidéo bi ma yónnee ñoom ñi ngi topp règles wute nañ ñooñu ne ci cambal ci mbedd bi bañ leen di caw ay yar quoi voilà bu ñu defee comme nii au moins bu ñu ciy corriger lu ndaw lañ ciy corriger mais au moins ñu ngi dégg ndigal ñooñu toog nañ déglu ñu information yi taximaan yi nañ ko dégg njaga njaay yi nañ ko dégg sinon wàccee leen bàccal caw ne la avancé xool la nag ndax suba tax da nga fa jaaraat te xamal ne koñ boo jaar loo wiiri da nga jaare ndaari ñii xam nañ li ñuy def la sama gars yi dafuñu baara lan moo xew ci boulangerie boobu ok ñu ñëw. voilà sëñ Khadim maa ngi fii Sacré-Cœur 3 ci boulangerie pâtisserie Le Pain Croustillant bon fii ñëw naa fii aussi doon xool est-ce que ñu ngi respecter les normes ñëw naa fii bi ma ñëwee avant tout dama ñëw taxaw sans me présenter jot naa constater que ne les normes ñu ngi koy commencer di respecter gis naa que y a la file aussi que minimum 1 mètre yi ñu ngi koy respecter nit ñi aussi ñu ngi dugg dans l'ordre que ci biir y a 2 opérateurs yoo xamante ne ñoom nekk ci biir ñoom ñëpp ñu ngi ak seen gants bon bu kenn duggee kenn génn et puis kuy ñëw aussi da ngay indaale sa sacoche bi ngay def sa mburu te gis naa aussi que ne moom day récupérer xaalis bi ak ay gants bokk la ñi nga xamante ne ñoom ñooy joxe mburu mi waaw bi ma ñëwee nag avant may dugg ñëw naa taxaw sans pour autant me présenter que ñuy xam lan la jot na jël am na ay images yu ma jël aussi xool gis naa ne pour le moment amul benn afflux aussi que nit ñi aussi par rapport ak hier amul problème te gis nga emballage normal la ñu yor emballage yi aussi gis nga ni mu mel emballage normal la ñu ngi koy laxas ci kayit bi normal bon xanaa lenn benn annotation rek lañ ci war a di mën a def baax na kilifa gi xam naa ne dinaa ko xaw a retardel tuuti mais aussi lii aussi war nañ ko mën a éviter tuuti ñu groupe ñoom ñëpp ci biir groupe boobu ci biir nañ koy éviter lii aussi bokk na ci li ñu war a respecter ci norme yi que ñu def aussi distance 1 mètre arrière génnal ba kii pare nga soog a dugg et puis ñuy respecter normes yi aussi tamit kilifa gi bien que gis naa ne côté kii bi gants yeeg ak li laxasukaay bi yëpp moo yéen a koy respecter mais aussi tamit des na problème mu entrée bi parce que gis nga distance bi duñ ko régler bu ñu duggee par benn et puis keneen ki na génn kooku dugg moo gën quoi yëf yi jarul ji gaawantu nañ ko teg ci yoon rek respecté ko xam nga bu kenn duggee jënd dem yoonam keneen ki ñëw dugg parce que fii xat na yaatuwaay boo xamante ne 5 mën nañ fi daje waaw loolu daal xam naa ne sëñ Khadim man actuellement nii oma lu ma fii noté sinon xanaa may laaj rek gars yi li nga xamante ne aussi moom mooy seen problème par exemple ci problème mu liggéey bi rek bon ñu laaj leen aussi lii ban kii la leen indil décision yi ñu jël aussi lan lay def ci liggéey bi kilifa gi il faut ma laaj nga ko
bien que ci liggéey bi la bokk mais day ànd ak liggéey bi parce que du ma mën a xaar ba nga wàcc ma la koy mën a kii ci en plein travail lañ lay mën a laaj liñ la mën di laaj. ma la doon laaj aussi tur bi nan la. Frédéric Sambo. yow yaay responsable boulangerie bi. yow yaay gérer boutique bi. nee ko fii mais Frédéric aussi mais di nga mën a tontu aussi xool ci décision yi nga xamante ne état bi jël na ko. waaw lan nga wax ci décision yi. bon décision yi ñun daal dañ instant yi ñu ngi def lu ñu mën. bañ keroog ñu ak kii gën a. da ngay def ni ngay def 1 mètre. génnal ci biti. 1 mètre ngeen di génnal na le ci biti. 1 mètre ngeen di bàyyi ñu ngi def lu ñu mën pour jaay pain bi bañ éradication kii dégg nga propagation kii ñu def suñu kéem la waaw mais est-ce que li may gisee nii jarul woon na ñoo am seen benn collègue boo leen teg ci buntu bi bu ko defee muy respecté nit ñi ci biti parce que gars yi tamit dañoo tàmm Sénégalais yi dañuy ñëw. waaw benn instant ñun dañuy nekk ak di jouer à la normale. voilà mais moo tax ngeen waroon jël benn agent beneen koo xamante ne seen benn jeune bu leen mën a dimbali ñëw taxaw ci heure de travail bi yàggul bu ko defee di maintenir kii bi fii. benn fil. waaw benn fil bi daal. wala ñu ngi def suggestion la rek daal suggestion la suggestion la. ñaara kilo ngay jël. parce que li may def ak yow nii day dem directement ci kilifa yi. suggestion la daal. moo tax xaw ma yow aussi lan ngeen ci xalaat ndax di ngeen ci bàyyi xel. 2 kilos lay ndax di ngeen ci mën a bàyyi xel. nii ngay ñëwee benn par benn. 6 900 la. léegi mun 2 minutes rek 2 minutes ñu eggale li ma eggale li ma lay wax. parce que man aussi damay dem def benn reportage. bon pour te dire kii décision yi jël am na lu mu yàq ci liggéey bi wala yàqu ci dara. non non yàqu ci dara daf ko gën a yokk. daf ko gën a yokk dafa gën a yokk liggéey bi rek. mais est-ce que xalaat ko leen aussi pour une bonne organisation. ñu jël def comme au temps de Senghor et d'Abdou Diouf. delloowaat les boulangers seen responsabilité ñu am seen i kiosque di jox am di gérer seen i kiosque jël ay nit di leen jox kiosque ñu koy gérer. waaw loolu tamit idée la parce que instant yi boulanger yi day fees del nit yi dañuy gën a te loolu benn instant day indi tardement. day indi tardement am na ñoo xamante ne dañuy mujj obligé dem ñibbi sax parce que mënuñu ko xam pain en waaw moo tax aussi may xalaat ne est-ce que bu ñu leen bàyyi woon jox leen ngeen gérer seen i kiosque yéen xam fa ñu koy planté ci dëkk bi fu leen ci neex. comme li amoon bu ko defee yéen ngeen di. boobu ngeen doon xool boobaa gérant bi mooy gën a kii mooy gën a baax ba pare ñu jël ko nag jox ko jigéen ñi ñu koy ñu ci nekk. boobaa femme yi moom dinañ am. ñu jox leen ko jox ko jigéen ñi ñu yor njaay mi ah. waaw dëgg la lan nga ci xalaat yow. man de gis naa lu baax na. baax na kon sëñ Khadim. merci maa ngi woon fii Sacré-Cœur 3. doon ñëw di constaté kii bi. benn annotation rek moo ci am mooy afflux bi ni nit ñi di duggee daal loolu daal war nañ ko kiyaat ah. loolu daal laa xam ne noté naa ko fii pour le moment mais amul encombrement amul dara grosso modo affaire yaa ngi dem ci yoon ku ñëw di nga ndaale sa sacoche et puis gis nga ñoom seen emballage bi aussi teg nañ ko ci norme te ñuy seetlu aussi yeneen seen i gants kiy jël xaalis bi aussi kiyam la moom ay gants am la yor voilà Khadim Gueye Lamine Bara Mboup Khadim Gueye TV. voilà yéen a gisal seen bopp gis nga ñii au moins ñu ngi góorgóor lu ñu mën voilà te kii moom ku mel ne Baara moom gis nga lu gaaw gaaw réglé na fi gars yi génnal yow taxawal ne nangam moom dafa tàng noonu lay demee ñu mel nii ñoom bu ñu leen tegee ci place yu mel nii daañu réglé nit ñi boulanger bi gis ngeen kii mi ngi sol ay gaawam nañ ko waxee kii jaay di jël xaalis bi noonu ko gouvernement bi tegale bokkul ak kii distribuer mburu mi gis ngeen mburu mi ni ñu leen koy laxasale ba mu rafet waaw wax leen ne ku ciy ñëw na nga indaale sa mbuus boo koy def ñu dugalal la ko ci ndànk lii mooy lu correct lii bu Sénégal yépp defee nii côté boobu résoudre nañ ko gis ngeen mbedd mi ni ñuy rangee tegu kenn ku ne xaar sa tour bu ñuy génnee ñu dugal ñee selon grandeur wu nu mu tuddati boulangerie bi bu dee par ñaar ñoo mën a dugg nga dugal par ñaar bu dee bu ndaw la kenn par kenn jeex na nit ñi am patience ñoom ñëpp am nga mburu mu doy ñoom ñi farañ ñëpp daañu am seen mburu jàmm na ñooy merci ñoom na ñëpp copier ci ñooñu seen liggéey rafet na ñu ngi leen di encourager bu baax nañ ci gën a góorgóor rek gën ko perfectionner xam nga distance bi na nekk 1 mètre wala yooyu tu vois te am fulla ci seen fayda ba ku ci dof duggandoo ñaar ñett te kenn waroon dugg ñun la génn xaar ba sa morom génn loolu bu ñu ko defee rek affaire bi day tegu ci yoon quoi voilà léegi nag fi ma leen di tàggoo mooy vidéo bi taalibe murit la bi ma laa doon wax dëgg neexul mais dëgg dañ koy wax waaw réew day am njiit kër sax day am njiit kër goo xam ne lu neex waaye def moom mooy indi caw-caw yooyu voilà mais bu ñuy déglu borom kër ga lan mooy ndigalam ñu di ko topp kenn du ca dóor kenn du ca xas kenn du ca yedd kenn
waaye nag bu kilifa waxee nga dégg ko ba pare ne man nu ma neex laay doxale ñeneen ñi respecté nañ man duma ko respecté. Sénégal réew la dëkk yépp fa lañ bokk lu ñu observé Dakar war nañ ko mën a observé ci région yépp ci dëkk yépp parce que règle ba amul règle dëkk bi dañ ko beral bee dañ ko beral bee dañ ko beral parce que bu ñëpp xoolee fee rek mën nañ ne gannaaw kee def na lu ko neex man tam damay def lu ma neex bu boobaa kilifa réew mi lu mu fay jariñ dara moo tax désordre bi caw bi ci mbedd mi di am bu ñu doon dégg wax te xam ne sacrifice la ki naan la sangu sa taar la bëgg di la bañal 743 morts par jour yoo xam ne yu tey yi boo ko gu ci 743 morts ci benn jour ci ñi nga xam ne am nañ doole am nañ moyen ñun ña ko amul waxuma la 743 mais 2000 morts par jour ngay dégg kooku na leer te kooku sa mbokk yow mi yuuxu mën na ca nekk man mi sama mbokk mën na caa nekk say mbokk sa waajoj bu respecté wul boppam na respecté say mbokk yow mi yuuxu respecté samay mbokk man mii buy dee na dem deyal boppam buy xaru na dem xarul boppam mais damay xaru ba pare ñëw xaruwaale ñii ñëpp kooku def naa ne boo demee da nga ko layoog yàlla ngóor si loolu lay wax dëgg yi neexul waaw ku bañ a dégg dëgg tafal say nopp rendez-vous bi suba la Khadim Gueye TV la tudd abonné ci chaîne boo ko def loon wala wax sa mbokk voilà li ma wax nag ku neexul bu ma seetaanati boo abonné woon sama chaîne demal nga dindi ko soxlawuma la tey soxlawuma la suba peace and love fii laa leen teg ba suba ak jàmm incha allah loxo nag sequma ko yéen. ñan sant Mbàkke dafa gën sant Jóob wala non dama ne Sëriñ Bamba laa gëm moom laa yaakaar moom laa wóolu moom laa doyloo ci moom laa jokk mais dama ne la Mbàkke gënul sama Jóob gii laa la wax si gënul sama Jóob gii gëm-gëm la ma yaakaar ko tax ma jébbalu ci waa kër Mbàkke mais dama ne taxul Mbàkke gën Jóob taxul si gën Jóob donc kon bu leen ñu fontoo da ngeen di am xel topp li leen président digal ñu wax ni lii dafay rey àdduna dafay def ay ravage il faut pas que ngeen fooy avec la vie des autres ku bëgg a dee demal nga dee yow kese mais loo xamante ne bu la dalee yow rek nga dugg ci kaar yi dugg ci nit ñi wàllu ko keneen ak keneen keneen kooku dem wàllu ko keneen ak keneen mu wër Sénégal mais samay mbokk dee seen mbokk dee mais loolu bu fekkonte ne yow sa gëm-gëm ak sa wóolu sa sëriñ dafa tax yow mu leer na ni yow rek yaa feebar mu nga mën faa dee yow kese ba deewal yow kese mais lii nag feebar la boo xamante ne yow bu la dalee nga wàllu ko keneen wàllu ko keneen wàllu ko keneen keneen wàllu ko keneen ay milliers de personnes mu wër àdduna ci ay durée bu ndaw mais arrêtez ngeen ba koo teg ci affaire Serigne Touba bu leen ñu fontoo. Je fais appel au président. Monsieur le Président, moi j'ai confiance à votre conviction. J'ai confiance à votre détermination et votre engagement. Je sais que bu ñu la bàyyee nga doxal ni nga koy doxale incha allah di nga ci teg détermination ba kenn du fi dépassé kenn du fi dépassé ordre yi nga fi joxe te li nga fi joxe yépp ñun ñépp ñoo koy rafetlu macha allah mais dama lay dolli nga gën cee am détermination que ça soit Tidiano que ça soit Layen Ñaseenoo je sais pas Ibadu Rahman wala sama mbokku taalibe murid yi nga xamante ne ñun lu ñu wax ñu jàpp ni Serigne Touba faj na lépp wala def na lépp wala du ku ko gëm doo feebar wala nangam damaa bëgg nga jël engagement wu képp ku ñu fi wax ne bu ñu fi dajee àjjuma julli ji jumaa nga def ko fi ba biir Touba na nga am détermination bu tolli fekk ko fa mu nekk ju jël ko parce que Touba ci Sénégal la bokk bu ñu fontoo Touba ci Sénégal la bokk Touba du pays Touba du continent Touba du état moo géré lépp donte Serigne Touba nag moom la yàlla faye Touba mais dama ni bi mu ko koy fay tamit ci biir Touba googu dafa bokk ci biir Sénégal mu fayee ko xanaa kon li waa Sénégal di doxal loolu la waa Touba war a doxal bu ñu fi teg ne ajjuma ndañuy dem julli ji ci jumaay Touba ja ku fa julli ci dara du la dal sëñ Fallou faj na lépp Serigne Touba faj na lépp bu leen ñu fontoo dafa doy yéen Serigne si nag yéen seen bopp yéen mbàkke yi yéen a war a génn wax ak seen taalibe yu dof yi bu seen taalibe yu dofee xoolal du seen taalibe yépp a dof en commençant par moi qui suis murit mais duma seen dof duma dof benn sëriñu murit laa la wax Serigne Touba bëggul woon sax taalibe bu dof far yéen a may dégg Serigne Touba mësta bëgg taalibe bu dof musuma def vidéo artiste laa sama way laa xam sama way rek laa am mais dama ni
l'heure est grave parce que fi ñu toll nii il faut qu'on arrête su ngeen baytuwul nag yéen sëriñ si laa la wax seen taalibe yi ci par feebar bii nii ngeen fi nekk di wax ay waxu fala di ngeen tax nag seen taalibe yi détecté leen xam ni li ngeen ñuy digal ak yi ngeen ñu kii yu ci bari ay naxaate la et tout va commencer à partir de là feebar bi du ay caaxaan bu leen ko fooy mu ngi rey ay nit ça c'est une vérité mais Serigne Touba lii Serigne Touba laa Touba ko fa dem julli nanga sax mais arrêtez ba kañ ah il faut qu'on arrête monsieur mon président il faut que nga jël détermination que ça soit à Touba o Njaaréem fépp délégation bu ñu fi def regroupement nga jëli leen parce que il sacrifie la vie des innocents et ça c'est pas normal voilà lii laa amul lu may wax ngeen baal ma àq nag te xam ni seen mbokk seen taalibe murit mooy wax ngir avertir parce que bu ngeen gaañoo ma gaañ bu ngeen deewee sama mbokk dee bu ngeen amee feebar bi wàllu ko sama sët wala sama jarbaat wala sama benn soppe lan la mais ñu bëgg fee nekk di wax ay affaire u sëriñ ba kañ dimbali leen ñu waay oh arrête-toi